nekk membre ci association nationale des caméramans professionnels dend ak Ousmane Deme moom mu bokk ci collectif bi nga xam ne bii ñoom ñooy les ex-travailleurs de D-Média ak ki nga xam ne kii mooy Soumaré à ma droite Bassirou Faye moom it ci collectif bi la bokk Cheikh Ibra Fall aussi ci collectif bi la bokk kii di Mouhamed Ndiaye moom it ci association nationale des caméramans professionnels ci la bokk man Djibi Diallo aussi ma nekk tamit membre ci association des caméramans mais aussi tamit nekk seen chargé de la communication donc mu mel ni tey ndaje bii nii collectif bi nga xam ne bii ñoom la ñuy wax les ex-travailleurs de la Sen TV ca D-Média ñoom ñoo sakku woon ndaje bi ndaje bi nag la nga xam ne lii moom moo ko wundu du dara lu dul rek indi maanaam la nga xam ne lii maanaam teggi ay kaddu yoo xam ne yi dafa waroog dëgg ya nga xam ne yi moom la seen kilifa ga di Bougane Gueye Dany jot a def fan yi ñu génn ci benn télévision de la place mu mel ni moom it ba mu fa ñëwee dafa indi ay leeral comme quoi ña nga xam ne ñi ñoom ñoo nekkoon D-Média doon fa liggéey te ñu wàññi leen moom ci wàllu boppam yëgul tinul parce que yooyu noonu dafa di dellu ci li nga xam ne lii mooy dellu ci responsabilité directeur général bi nga xam ne bii moo jiite groupe boobu noonu waaye moom en tant que président conseil d'administration moom dafa jàpp que ne yoonam li nga xam ne lii moom lay liggéey ci kër googu noonu ay responsabilités am permettre ko pour moom muy agir ci yenn décisions yi ci yooyu noonu tamit collectif bi jàpp ne loolu noonu ay wax yoo xam ne yi yu amul benn fondement la lu tax parce que ñoom ci seen wàllu bopp xam nañ ne seen contrat de travail yi seen attestation de travail yi biñ ko signé ak waa D-Média ki nga xam ne kii ci suuf mu signé ko mooy le directeur général Bougane Gueye Dany kon ñoom dañoo jàpp que ne wax yooyu nga xam ne kii kooku di Bougane Gueye Dany wax na ko ca télévision boobu noonu wax yooyu teguwul ci dëgg bu delloo ci li nga xam ne lii mooy dellu ci seen wàllu collaboration yi nga xam ne yi mooy dellu ci seen contrat bi nga xam ne moom la ñuy wax contrat à durée déterminée maanaam contrat bi dafa am foo xam ne fii bu fa yegsee dañuy jàpp ne foofu lay yem si la nga xam ne lii moom la indiwaat ba léegi daf ne boo gisee woon mu bàyyi ñooñu ñu continuer woon doon liggéey xëy na dafa tombé woon ak benn contexte bu doy waar muy dolli ci wàllu pandémie bi nga xam ne bii nii moo lëmbe woon àddina ba tax vraiment ñëpp jaaxle xëy na moom it nee na yërmande la doon jéem a dawal moo taxoon vraiment mu bàyyi woon leen pour ñu continuer si la nga xam ne lii moo doon seen contrat à durée déterminée collectif bi tamit ñoom it dañoo jàpp que ne loolu noonu du lu nga xam ne lii ay waxu dëgg la ñoom it jël nañ ko teggi ko ci suuf ñoom sax seen wàllu bopp dinañ leen jox bu ñu paree kaddu gi ñoom ñu gën a indi li nga xam ne lii vraiment moom la Bougane Gueye Dany doon wax ci plateau de télévision boobu noonu. mu mel ni nag collectif bi tamit ñoom dañoo jàpp que ne gis nga yooyu noonu yëpp kilifa googu di def dafa mel ni dafa nekk di contourner li nga xam ne lii mooy règlement bi li nga xam ne lii mooy code du travail parce que tamit képp koo xam ne kii nii da nga nekk patron. jiite ay nit ñuy liggéey dafa am loo chartante ak ña ngay liggéey mais tamit dafa am loo chartante ak li nga xam ne lii mooy état du Sénégal parce que tamit képp kuy liggéey war nga ko tamit bu weer deewee nga versel ko li nga xam ne lii mooy cotisation am ci IPRES di ko fayal tamit caisse de sécurité sociale mais aussi tamit war na am couverture maladie maanaam luy dellu ci wàllu IPM te loolu noonu yëpp xëy na boo gisee ki nga xam ne kii mooy njiit ga mu ko doon def wala mu si doon làqatu xëy na dafa am yu mu doon jéem a daw si wàllu responsabilité am moo tax mu àddoo ci côté boobu noonu waaye nag bu doonee yooyu noonu yëpp am na collectif bi tamit ñoom it am na lu bari loo xam ni dañ koy ñaawlu ci démarche bi nga xam ne bi moom la kilifa googu noonu di def parce que li tubaab bi di wax naan parfois on ne peut pas vouloir une chose et son contraire parce que tamit tey ñun ñëpp d'accord nañ ne gis nañ fi jamono yee ñu génn et mu am tamit benn agent boo xam ne bii nii policier la yàlla dogal mu amoon ay jafe-jafe ak ña nga xam ne ñi ñooy sa hiérarchie ba ñooñu tamit libéré ko maanaam dàq ko moom it ka nga xam ne kii mooy njiitu D-Média ci mbaaxam bi muy woote tamit woo na kooku
jël ko signer ko contrat embauché ko. Donc li nga xam ne tamit collectif bi nee na moom mënu ko accepter. Comment se fait-il que nga ñëw embauché kenn koo xam ne kii nii moom xëy na am na ay tolof-tolof ak ñam doon liggéeyal mais yow it nga xam ne ñi nga xam ne ñoom nga doon liggéeyal pendant au moins une dizaine d'années voire au moins beaucoup des années et nga xëy suba teel licencier leen si loo xam ne lii teguwul si fenn loolu tamit ñoom lu ñuy ñaawlu la. Parce que tamit recruter kenn dàq ñeent dafa mel ni tamit loolu dafa waroowul ak li nga xam ne lii moom lay woote surtout que ne tamit jamono yi gis nañ ko mu doon def tournée ci dëkk bi di jéem a promouvoir li nga xam ne lii mooy dellu ci wàllu emploi ak employabilité. kon mu mel ni ñoom collectif bi dañoo jàpp que ne loolu nga xam ne lii seen kilifa bi mi ngi koy def dafa dëppoowul ak la nga xam ne lii moom lay woote moo taxoon ñoom ñu sàkk woon woo presse bi ñoom it ci seen wàllu bopp pour indi ay leeral pour indi ay démenti xam ne kat wax yooyu noonu nga xam ne yii kilifa googu wax na ko amul benn teguwaay. collectif bi nag nee na ñu ngi jaajëfal presse bi nga xam ne bii ñoom ñëpp ñëw nañ teewee jotaay bi vraiment ñu ngi leen di remercier aussi tamit ñi nga xam ne ñii mooy le SYNPICS syndicat bi nga xam ne bii moo ëmb ñi nga xam ne ñii ñooy liggéey si wàllu tasum xibaar. di remercier aussi tamit association bi nga xam ne bii moo lënkale tamit ñëpp ñi nga xam ne ñii ñoo yëngu ci wàllu caméra fii ci biir Sénégal si kàddu yooyu noonu lañ amoon li ñu leen doon indil ñu ngi leen di gërëm di leen sant. balaa ñuy kii ñu bàyyi ak ki nga xam ne kii mooy porte-parole collectif bi su ko defee moom it mu indi ci ay leeral ak ay preuves yoo xam ni vraiment bu kenn ku nekk bu demee dina am lu mu mun a yóbbu si biir këram ngeen baal ñu àq wasalaam. asalaamaaleykum gaañi la Babacar Soumaré nekk ci collectif bi des ex-travailleurs des médias ñu ñëwoon fii nag tey pour indi tuuti leeral rek. ci li nga xam ne moo fi jot a jàll donc dañuy leeral que ne ñun depuis 2013 dañ fa nekkoon ba 2017 amuñu contrat amuñu këyit amuñu dara ñu fay liggéey 2017 nañ ñuy doog a defal contrat CDD ñu renouveler ko benn yoon en 2019 2021 la doon jeex waaw. ba mu jeexee ñu continuer ak ñoom arrêté wuñu benn yoon ba 1 mois ñu fay ñu suñu salaire nee leen suñu contrat dafa jeex suñu contrat bu jeexoon kon ba mu jeexee la ñuy arrêté mais ba mu jeexee dañoo continuer ba mu def 1 mois fay ñu suñu salaire ñu ngi suñu virement suñu portable. ak ay preuves ñu doon programmer nañ ñu doon programmer pendant 1 mois arrêté wuñu ko waaw mais bu ñu jógee ne ñun dañ ñu programmer ñëwuñu c'est faux programmer wu ñëwuñu dañoo ñëw liggéey si ñun dañoo toog rek ñu ne ñu Bougane nee na ngeen toog seen kër parce que dina amoon retard da ngeen toog seen kër. waaw ñun ban dëkk lañ nekk lañ bëgg a laaj dañu bëgg a xam lan lañ nekk mënoo liggéey nit depuis 2013 mu toog benn jour rek mu la demal toog sa kër loolu il faut que mu arrêté parce que loolu tàmm na ko foofu seen TV tàmm na fa am foog ñu jeexal loolu waaw donc ñun dañ doon leeral juste parce que mbir mi yóbbu nañ ko ci yoon suñu avocat yaa ngi koy topp bu baax. ñu ngi siy remercier maître Amadou Sow mi nga xam ne mi ngi siy taxawaay bu rafet waaw ak maître Sarr bi nga xam ne moom tam mi ngi siy taxawaay bu rafet waaw ñun mbir mi nag dañ koy topp bu mu sës parce que dafay toog ci ay plateau de télé ne moom mu sul séq ak ñun ay contrat ak ay affaires yooyu noonu lépp nañ ko laaj administration mais lii lan la du attestation de travail. seere leen si bu baax lan lañ bind si attestation de travail directeur général Bougane Gueye Dany mooy defar attestation de travail xool leen bu baax moom moo ci nekk moo ko signé gis ngeen ko voilà mais moom
bu ko arrangé mu ne tey PCA la bu ko arrangé wul mu ne directeur général la bu ko arrangé mu ne président la nañ waxante dëgg ñun ay CDI lañ bu yàgg lañ fa nekk donc mënuñu tëb rek nañu dem leen toog seen kër waaw mënul nekk mu ngi wër naan daf ñu fay suñuy droit waaw ñu dem toogi affaire yooyu mais nañu wax si yan base la ñu fayee suñuy droit nañu expliquer si yan base la ñu fayee suñuy droit parce que ay CDI boo leen di fay am nga noo leen di fayee donc loolu foog mu leer pour Sénégal bi yëpp xam ko pour que mu arrêté lu muy def mënul nekk si biti di woote lu nekk ba pare ñëw ci biir këram di def lu ko neex loolu mënul nekk donc foog mu arrêté gars yi ñu ngi leen di remercier bu baax presse bi di remercier waa SYNPICS di remercier association nationale des caméramans professionnels du Sénégal parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci gannaaw di jàpp ci combat bi parce que ñoom ñëpp bëgguñu injustice chaque jour moom mu ne problème la gars yi am ak direction bi moom sama yoon nekku ci problème mais direction ñun Bougane lañ xam suñu attestation moo ci nekk suñu contrat moo ci nekk Bougane lañ xam ñun lépp loo fay def télé ba dañ naan Bougane nee na même direction bi boobu muy wax kenn lañ fa xam kuy yaay tuuti kooku moom lañ xamanteel moom moo ñu wax Bougane nee na chaque jour moo ñu woon naan Bougane nee na ñun xamuñu keneen Sen TV am ñun xamuñu keneen koo xam ne Bougane la lépp loo fay def Bougane la ñu xam donc amul kenn nga xam ne ngeen koy gis ci télé yeeg rajo yi muy génn naan moom ci direction des médias la bokk ak mi ngi ñëw di défendre ak yooyu noonu Bougane rek moom mooy défendre parce que moom lañ xam donc il faut que mu leer ñun li ñu amal siqal problème Bougane Gueye Dany la donc foog mu leer jërë ngeen jëf